mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës ñu fas yéene koo jukkee bokk na si nag mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr tuumay siif bi nga xamante ne moom lañ ci tudd kan nag la ñu nar a xam fi wànnent di mujjeeki gëttam lépp nag aju ci dossier bi nga xamante ne moo di bile dossier ak loxoy juge bi mu nar a mujjee loole nag di gis-gisu maître Assane Dioma Ndiaye di jiital kuréel gi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu pàkk ak yelleefu doomi aadama fàttali ne juge Samba Sall mi yore woon bi le dossier tey jii nag ci suba lañu ko daal di taxawu ñeel nag levée du corps gannaaw nag ba mu faatoo démb ci alxames bi ci xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko ngir jële fi ñàkkuma xëy ci ndaw ñi port autonome bu Ndakaaru njiit la nag daal dina fësal bëgg-bëggam ngir daal di sóob loxoom ci bile mbir jële fi li nga xamante ne moo di chômage waral nag ñu daal di taxawal port industriel bile port nag bokk na ci la mu nar a liggéey moo nag yombal liggéey bi jëm ci yorin gi jëm ci pétrole ak gaz bi nga xamante ne gis nañ ko ci réewuk Sénégal daañu àddu itam ci lu soxal tubaab laaw jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu fay nemmeeku askan ga fa jëpp rek ci wàllub jotum ndox rawatina nag ndox bu sell kon boobule jafe-jafe léegi tey mu daal di gis saafara waa SONES nag def nañ fa ay jéego askan ga fa nag mu nes nañoo njort ne kon léegi seenub jafe-jafe daal di gis saafara rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca yéen jàpp Popenguine daañu li ànd ak moom ci biir xibaar yi Babacar Seck ak leeral yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene indil mbokk yi mu ngoog nes tuut ñu daal di yaatal ci jotaayu marax yi. gannaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañu koy doore ak levée du corps bu doyen des juges Samba Sall kon tey jii ci suba la ñu ko daal di amal ci hôpital principal bu Ndakaaru foofee nag la ñu ko daal di taxawoo moom juge doyen des juges Samba Sall gannaaw nag ba mu faatoo démb nag ci alxames gi. kon ñu fàttali ne nag moom juge Samba Sall moo nekkoon juge bi nga xamante ne moom la dossier bi di dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ne woon ci loxoom dossier boobee sax la ñuy daal di desandi di mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr tuumay siif bi nga xamante ne moom la ñu teg ci ndodd ko Ousmane Sonko kañ nag la ñu nar a xam fi wànnenti di mu jékki gëtam maître Assane Dioma Ndiaye daal dinay joxe gis-gisam xam ne nag jamono ji kon lépp nag mi ngi aju ci loxoy juge bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene teg boobule dossier ñeel nag Ousmane Sonko ak tuumay siif ba ñu teg ci ndoddam bawoo ci Adji Sarr loolee nag la daal di xamle maître Assane Dioma Ndiaye ñu fàttali ne moom mooy njiital Ligue sénégalaise des droits de l'homme di kuréel bi nga xamante ne la ko tax a jóg moo di saytu lépp lu soxal wàllub ak yelleefu doomi aadama maître Assane Dioma Ndiaye dañu koy teewlu ak Mame Abdou Guèye Kassé. defe naa boo gisee tey ni ñu bouleversé woo ñun ñëpp ñun ñi ko doon jege nekk ak moom lu ëpp ay ñaar fukki at c'est parce que da di koo xam ne juge boo xam ne mun nañ ko tuddee un bon juge mun nañu wax ne juge idéal amul mais juge bu baax am na li fi ma koy tënk mooy d'abord sur le plan professionnel ñëpp xam nañ ne am na juge yoo xam ne boo leen joxul yenn dossiers yi sax duñ ko jël wala buñ ko jëlee aussi professionnalisme ba nga ci war a def du ko ci def mais moom dafa jàppoon ne sacerdoce la que dossier buñ ko jox dina ci waslu akam mais fam ca war a yem du atte day enquête c'est ndax li am nay charge wala amul ay charge mais li ci ëpp solo nag mooy dose d'humanisme bi mu ci doon boole c'est-à-dire que dañuy wax ne justice doomu aadama yi ñoo koy rendre tey ci doomu aadama yi la jëm te doomu aadama bi rendre justice aussi amul dara loo xam ne ci doomu aadama la nekk loo xam ne nekkul ci moom defe naa loolu moo ëpp solo ci témoignage bi ñu ko war a rendre tey boo duggoon ci bureau muy avocat di koo xam ne dañ koy inculper dina la mettre ci condition yoo xam ne dalal la kaf ak yow normal la ba nga xam ne même bu demoon ba lay def mandat de dépôt wala teg la sax inculpation wala mandat de dépôt doo ko mere ndax li mu la jox sa gëdd dalal la moo tax ba yow doo yëg sax lim la teg te loolu defe naa témoignage yi ñëpp wax nañ ko. xam nga li ñuy wax service public de façon générale mooy continuité du service public donc day am ay ndaw yoo xam ne dañuy nekk ay agents de l'État di def liggéey bi ñu leen sant ñëpp xam nañ ne kenn éternelul
ku fi nekk aussi mun nga fa nekk suñ borom jëlee la fi mais même affectation mun na la fi jëlee donc loolu le fait que tey suñu borom moom ci Samba Sall du doon loo xam ne day doon gàllankoor ci dossier bi mu continuer wala mu ñàkk a continuer loolu defe naa ne ci pièce su dossier yi ak ni procédure bi bindoo rek lay aju. Assane Ndioma Ndiaye di njiital Ligue sénégalaise des droits de l'homme moom nag doon indi ay kàddu seede jagleel ko juge Samba Sall mi làkku nag démb ci alxames gi ba tey nag ci xibaar yi ñu waxtaanee la ma leen ko jujjee woon ci bopp xibaar yi port autonome bu Ndakaaru moom itam bëgg na sóob loxoom ngir jële fi ñàkkum xëy mi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci ndaw ñi ci réew ka Sénégal ak dogu bi nga xamante ne nguur gi dogu na ko ngir daal di koy xeex lépp nag ñu fas yéene koo jaarale ci ab projet boobee nag ñu daal di koy dippe port industriel bi le port nag liggéeyam moo di nag fexe ba daal di yombal li nga xamante ne moo di liggéey bi jëm ci pétrole ak gaz bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci réew ko Sénégal waaye itam daal di cee tàggat ndaw ñi daal nañoo amal tey ji nag ci suba ay ab ndaje ci teewaayu Abdourahmane Ly du ñàkk ñu dellusiwaat si laata xibaar yi di buur ñu xuus ba tey ci xibaar yi wutali ca Kaolack génn Ndakaaru waxtaane nag li nga xamante ne moo di jafe-jafey suuf nag di dox ci diggante ay commune fu ci mel ni nag Sokone ak fii di Ndiosong foofee nag la ñu daal di nemmee ko ay jafe-jafey suuf ñuy daal di joxañante tuuma baaraamu tuuma li nga xamante ne moo di commune bu Sokone di joxoñ baaraamu tuuma ñi di waa Ndiosong loole nag waral ñu daal di artu ne bu ñu maywul daañu kalaame ci kanamu yoona ca Kaolack dañu fay fekki suñu ndaw ba ñu fa teewal DJ Adama Sarr. coow ak suuf dal dina juddu ci diggante commune bu Sokone ak commune bu Ndiosong ay fan rek gannaaw ba ki nga xamee ne moo di meerub Ndiosong dal di tuumaal commune bu Sokone ne dafa jël ay suufam ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di conseil municipaux yu Sokone dal dinañ ci addu di dellu siwaat ci mbir moomu ni mu demee. suuf sam ñuy tuumaal itam suuf soosa ñun conseil municipal bi ñoo dajaloo maire ci boppam ba mu recevoir gan ñooñu di ay Suédois mu ñëw indil ñu ko conseil bi ñu waxtaanee ak ñun conseil bi tamit ñoo toog ndigal maire ne ko ñun délibéré nañ pour nga affecté ko Suédois yi 2 hectares yooyu ñu soxla ndax usine industrielle bañ fa bugg a def pour transformer yenn produits yi ñuy am ci suñu gox bi ak goxaat gi kooka bu taxawee suñ ndaw yi mën nañ ci am xëy. 2 hectares suuf yooyu nga xamee ne nag ab usine lañ fa waroon tabax te ñi ko waroon def di ay Suédois buñ sukkandikoo ci kii di Mouhamadou Mansour Dianka bañ gisee ne usine boobule tabaxaguñu ko si lañ ko daal di nangoo waaye kenn jaayu ko. lañ ca bind mooy suuf si ñu jox Suédois yi pour ñu def fi usine biñ ne moom la ñuy def pour xale yi mun a am fu ñuy xëy munuñ ko wecceeg leneen lu dul industrie bi def fa usine ba mu namm. biñ demee nag diiru juróom benn weer ba ay at ñu gis ne defuñ fa dara maire dafa woowaat conseil municipal am waxtaan ak conseil municipal am ne leen kat yéen a ma joxoon ndogal pour que ma dox leen affecté ko Suédois yi boobaak léegi kat defaguñ fa dara conseil municipal bi ci la ñuy réuniraat délibéré désaffecté waat ko ba fi ñuy wax ak yéen parcelle booba mu nga fa kayit yi koy prouvé jox nañ leen ko kenn musut ko weccoo kenn musut ko jaay. ci Sénégal nag ñu ngi wéy di fi nemmeeku ay coow ak suuf jëm ci ñi nga xamee ne moo di communes yi mu nekk nag loo xamee ne day bu ci nguur gi taxawul mën na indi ay jéya. Adama Sarr ñu dem ca Toubab Dialaw moom itam na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi jafe-jafe ndox mi nga xamante ne askan ga fa moom lañ doon jànkonteel léegi tey mu daal di am saafara la ko sabab nag waa SONES ñoom nag ñu nga fay def ay jéego ak ay jumtukaay yu am solo yoo xamante ne teg nañ ko fa ngir rek askan wa mën a jot ci ndox bu sell ci loo xamante ne itam dina doon lu yomb la ko dooree ca yenn jàpp Popenguine loolee nag la ñu bëgg ñoom nag ñi yeewoo ca gox ba la ñu xam ne nag jamono ji ñoom nag mën nañoo jot ci bile ndox jaarale ko ci li ñuy woowee branchement sociaux Babacar Seck moo ñu fa teewal la. ñàkkum ndox dina woon ginnaaw askanu yéen ci diir bu yàggatul ndax SONES door na fay liggéey yuy may waa Toubab Dialaw ñu am ndox mu sell projet boobu di jar ci lu tolloog 2 milliards. ndox mi mën a dem ci kër yi il faut mu am pression bu bari moo waral am na at bi ñu nemmee ko ànd ci ak maire bi ñu koy gërëm tamit di ko sant ci yombalal bi nga xam ni defal nañu ko ki liggéey bi
ñu monter fa ay surpresseur ndaxte foofu zone yooyu ay ñeenti waxtu lañ daan am ndox si bis bi loolu la ñu seen o jottali ñu ne gañ ñuy tabaxaat fële si Kignambour ay forage yu bees benn forage boo xam ne alhamdulilah macha allah am na ndox mu yokkaale doole ndox mi fële si yéen. installation ñaari surpresseur ci yéen dina tax askan wi noyyiwaat ndax dinañu am ndox bëccëg bi yëpp. surtout man en tant que femme saa yu ma génnee ci population bi seen kii yëpp seen ñaxtu yëpp ndox lay doon bon tey jii bu ma gisee lii tey dinaa féex mën a jàkkaarloo ñoom mën a waxtaan ak ñoom ndax tey jii bu jógee Popenguine kii bi bu jógee Popenguine tey dem dajak surpresseur bi nekk yéen todd ñu def particulièrement yéen kaw bi nga xam ne mooy village bi nga xam ne foofu laa dëkk damay kontaan damay mën a jàkkaarloo ak sama moromu jigéen. ngir may askanu tubaab jalaaw ak bu Popenguine ñu jotee ndox mi SONES dina leen gunge ci programme nguur gi bi mu jagleel branchement sociaux yi. moo tax gouvernement bi tamit tënk benn programme boo xam ni day may ndox ñëpp ci seen biir kër yi te gu ñu fay daanaka caution bi rek la ñuy fay loolu dañuy wax branchement sociaux foo waroon fay lu ëpp ñaar fukki junni daanaka doo fay kooku gouvernement bi moo la ko may. forage bi nekk ci yenn dina tàmbali liggéeyam ci weeru juillet yi nekk Popenguine lu yées weer. Babacar Seck ñu àddu ci wàllub énergie ngir rek ñu mën a jot ci nu mu gën a yobbee ci wàllub énergie ak anam bi nga xamante ne moom la ñu koy jaaralee doon lu yomb loolee nag la ñu daal di bëgg ñoom waa AEME waral nag ñu daal di def lëkkaloo ak ministère bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllub njàng mi ci réew Sénégal li ni mel nag ñu fas yéene cee tàggat ñi nga xamante ne ñoo di ndongo yi waaye itam ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi ñu fas ka def nag ci lu toll ci fukki junni ci bërëbu jàngukaay. liggéey bi nag ñu fas yéene ko tàmbali itam ci weeru avril gi ñu nekk di atum 2021 Aïssatou Kanna. boole ci jàng ndaw yi nu ñu yaxanalee courant muy ab partenariat diggante agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie ak kuréel bi yor éducation nationale ngir ñaax jàngalekat yi ak jàngkat yi. cérémonie bu am solo parce que dañoo gis ni ndaw moom mooy ëllëgu réew kon tey te gisit ni énergie dafa nekk loo xamante ni mënta ñàkk ci dëkk c'est indispensable te lu mënta ñàkk tamit boo ko amee ak noo ko mën di amee aussi da nga war a xam ni nga koy utiliser donc looloo tax ñu gis ni ndaw ñi élèves yi cible bu baax la pour message bi ñu mën koo jàllale à travers ñoom ci biir kër yi mais ci société bi yëpp. ngir boole jàng beeg faw mi kuréel bi la tekki ay support ak i fawukaay yuy tax ndaw yi mën a am xam-xam si yaxanal courant. support de communication lu mel ni cahier yi ñu changer page de couverture yi def ci page yoo xamante ne nii xale yi bu ñu koy utiliser même bu ñu toogee dinañ mën a lire li nekk ci kaw jàng ko ba maîtriser en tout cas comportement yi mu war am yépp ci énergie mais au-delà de ça aussi ñu xam ni ndaw day soxla distraction ñu defar ay boîte de jeu yoo xamante ni xale yi dinañ ko mën a utiliser mais ci biir fo bi dañuy jàngale aussi lii di efficacité énergie. seen i jëf yu njëkk ñu wax ko dëgmal si weeru avril bii si diirub benn at. lii di yaxanal courant fépp ci Sénégal pour li nga xamante ni tey mënta ñàkk muy énergie ku nekk boo ci jotee nga mën ko utiliser de manière rationnelle ko sax ci phase test yoo xamante def nañ ko ci ay écoles yu nekk Dakar yu nekk Thiès yu nekk Saint-Louis yu nekk Diourbel mais ñu fas yéene bu ñu jógee fii rek fexe ba lii di ay module nga xamante ne nii ay en tout cas am njàngale mu ñuy dugal ci école yi la nga xam ne dañuy fexe ba xale yi xam lépp lu ñuy def ci en tout cas nu ñuy utiliser efficace de manière efficace lii di énergie. ngir mën a am ay ñeexital yu jéggi dayoo agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie dina taxawal ay ressources techniques ak humaines bu ñu mën a amal atum lëmb ay rapport ñetti weer ak at dinañu ko jox kilifa bi yore kuréel éducation nationale. Aïssatou Kane gannaaw wàllub courant bi ñu wax ci lu soxal wàllub alam gi ak jéego yi nga xamante ne réewuk Sénégal daal na koy def ci wàll mi ngir daal di aar lépp loo xamante ne jëm na ci alam gi loole nag di kàddu yi nga xamante ne colonel Ibra Sounkara Ndiaye moo ko daal di yëkkati muy xam ne nag Sénégal mi nga am liggéey bu am solo ak ay jumtukaay yoo xamante ne mi ngi koy teg ngir rek aar lépp loo xam ne jëm na ci wàllub alam gi colonel Ibra Sounkara Ndiaye moom nag mooy conseiller technique ca ministère bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllu alam gi ak développement durable mi ngi yëkkati le kàddu nag ci ndaje bi nga xamante ne at gu jot la ñu koy def ñu amal ko nag atum ren ca Saly Portudal ci teewaayu Mountaga Kane ñu teewlu colonel Ibra Sounkara Ndiaye.
at yi passé matul sax fukki at ñoo ngi woon ci 1% de réserve communautaire fi mu nekk nii ñoo ngi ci 2,44%. soo ko xoolee ñu jóge ci lu mat juróom réserve communautaire protégée ñëw fi mu nekk nii ci fukk ak ñeent réserve communautaire protégée lu nga xam ni dafay gën a yaxanal alam bi di gën a yaxanal fi nga xam ni foofu la jën yi di amee pour mën a gën a suqaliku renouveler sob bi loolu dafa am solo ndax li ñuy def nii dafa war a nekk lu nga xam ne xalaat yi lu ci génnee ñu mën ko dugal ci politique mais ñu mën ko dugal ci texte yi pour nit ñi di ko jëfee aussi donc loolu moom moo tax ba ñu daje Sénégal nag dëkku nopp la Sénégal aussi dëkku ressource naturelle la dëkku tourisme loolu lépp soo ko xoolee day dajaloo ci réserve communautaire protégée donc ci aire marine communautaire protégée donc loolu lépp ñoo ngi ci boole di ko xool ak communauté yi nga xam ni vraiment ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñoo ci liggéey ba pare am ci intérêt parce que li ñuy def yëpp ngir seen njariñ la donc loolu la ñuy xool pour jéem a xool fan ban yoon la ñuy gën a jaar pour mën ko yaxanal mën ko aar mën ko ñoŋal. président directeur bu groupe E-Media Invest ma nga woon nag fi nga xamante ne moo di ca Touba Mbacké xalif général des Mourides daal di koy dalal Serigne Mountakha Bachir Mbacké dalal ki nga xamante ne moo di Mamadou Ibra Kane Serigne Mountakha Bachir Mbacké xam ne itam ne ma ngay rafetlu liggéey bi nga xamante ne groupe E-Media Invest mi ngi koy def jamono ji ci paysage médiatique bu Sénégal rawatina nag taxawaay bi nga xamante ne président directeur général bi Mamadou Ibra Kane amoon na ko jamono ji nag Serigne Mountakha Bachir Mbacké daal di xam ne itam ne moom ma ngay dëggal itam cofeel bi nga xamante ne am na ko ci groupe E-Media Invest ak liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy amal ci réewu ko Sénégal Gora Ndak Lo jàngatu président directeur général bu groupe E-Media Invest amaloon loole yëkkati woon ay coow tax Mamadou Ibra Kane yëkkati tànkam nemmeeku si Serigne Moussa Mbacké Nawel ci njaareem laata mu yegsi ci Daaru Minam ci dëkk bu sell bile tax xalif général kullu murit dalal ko wane mbégteem jëmale ko ci moom naka noonu rafetlu liggéeyu président directeur général bu groupe E-Media Invest. jërëjëf wax ku ko doon ñëpp lu baax rek lañ parce que dara lañu wax dañoo ñëw lu baax dañ ko ci alhamdulilah rabbil alamin innamal a'malu binniyat loolu am na ci wax dama jaax sant rek jërëjëf loolu rek loolu wala rek laa ko seet loolu wax ñëpp yàlla ñëpp ci ñu jëm est-ce que waaw ci PDG bu groupe E-Media feddaliwaat kóllëreem naka noonu pas-pasam ci yëkkati lépp lu jëm ci yoonu Mouride. gis ak Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér dafa ne dégg naa lépp waaye na sa xel dal du noonu la ko waxe man ngay liggéeyal loolu nag Serigne Mountakha ak nu mu toll bu waxee loolu loolu war naa dalal sa xel ndaxte jarul dellu si waat loolu lu mu wundu rek maanaam coow biñ fi yëkkati woon wax ji dañ ko wëlbati bëgg koo jëmale fu mu jëmul woon waaye yàlla ak suñu kilifa sëñ Mountakha Bachiru Mbacké ak dalam ak bëgg jàmmam ak laabiram ak nu mu yaatoo ak nu mu ubbee ko ngir Sénégal ngir yoon wi ñépp gis nañu taxawaayam. bu am solo gunge ko ci njiital Serigne Abo Mbacké Touba dalal président directeur général bu groupe E-Media Invest ginnaaw ba xalif général kullu murit rafetloo jéego yi léegi.
Gora Ndak Lo ñu dem ca port autonome bu Ndakaaru na ma leen ko jujee woon sànq ak Abdourahmane Ly port industriel di mbébét bi nga xamante ne bëgg nañ ko taxawal li ni mel itam ñu bëgg a sóob seen loxo ci xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko ci réew ko Sénégal jële fii lépp loo xamante ne jëm na ci ñàkkum xëyub ndaw ñi daal di leen tàggat itam ci lu soxal wàllub yorin bi liggéey bi jëm ci pétrole ak gaz bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci réew ko Sénégal port autonome bu Ndakaaru lëkkaloo itam ak ay partenaire am ndaje bi nag amal nañ ko tey jii ci suba ci teewaayu Abdourahmane Ly. si téeméer juróom fukk yi daanaka mën na si liggéey bi lépp ngi doore si ab appel d'offre bu BP yëkkati si noonu la Eiffage ak port autonome de Dakar boole seeni doole ngir mën ko jël loole bu mu sottee daanaka lu toll si fukk ak ñaari hectare te mu bokkoon si géej gi la ñu jël ngir taxawal fii seen chantier bi muy chantier bu ñu nar a taxawal ñaar fukk ak benn caisson muy ay tabax yoo nga xamante ne njëriñ li mooy yombal exploitation wu gaz bu ñu découvrir fii si mim réew ñu koy wax Grand Tortue ak Méyine. Et pour exploiter ce gaz, on va créer un port à 10 km des côtes, à cheval sur la frontière mauritano-sénégalaise. ngir mën a exploiter gaz bi nag danañu tabax ab port boo xamante ne diggante Maka Waaxi fukki kilomètre moom moo ciy dox port bi nag dana nekk diggante frontière yu Sénégal ak yu Mauritanie danañu samp itamit ñaar fukk ak benn ci ay caisson yoo xamante ne ci bërëb bi ñu nekk la ñu koy amal kon nag caisson yooyu dañu leen a samp ngir ñu aar usine bi nga xamante ne moom mooy liggéey ci wàllum gaz. Donc les caissons sont là pour protéger l'usine qui va liquéfier le gaz en vue de l'exploiter par ailleurs. liggéey gaa ngi avancé bu baax daanaka si juróom benn si ñaar fukk ak benn caisson yi nga xamante ni nar nañu ko taxawal si moomeelu port autonome de Dakar bu bees bi mu di liggéey goo nga xamante ni ñu si ëpp ñu si jàpp ay doomi réew mi lañu maanaam si téeméer juróom-ñeenti fukk ak ñett yi. Sur ces 1700 personnes, on a un peu 38 nationalités différentes. ci junneeg juróom-ñaar téeméeri nit yi nga xamante ne ñu ngi fi liggéey nag fanweer ak juróom-ñett yi ñoom ay nationalité yu wuute la ñu am te ci ñoom ñëpp téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak ñett yi ñoom ay doomu réewu Sénégal lañu. sont des collaborateurs sénégalais. boo ci boolee emploi indirect yi maanaam am na ay entreprises yu bëri yoo xam ne ñu ngi liggéey ci biti di indi ci biir ñooñu tam dañuy voilà ñuy sous-traité dañuy donc au total mën nañu wax ne yegg romb na 2000 emplois di dem. projet boo nga xamante ni misaal la si li nga xamante ni noonee la port bi nar a meli noonee la ko njiital port bi gisee Aboubacar Sadikh Bey ngi yaakaar port boo nga xamante ni day yokk xëy mi si mim réew. il faut ñu xam ne portu démb ak portu tey du benn bu ñu waxee port léegi dañuy wax port ne industrie port boo xam ne day créer valeur ajoutée port boo xam ne day créer emploi si loolu lañ jëm. donc bu ñuy def port nañu xam ne port koom-koom lay indi li ñu bëgg mooy xale yi toog Sénégal liggéey bañ a dem wuti ko feneen. balaa boobu nag liggéey gaa ngi wéy ci chantier mise à l'eau bu caisson bi njëkk bi nar a jógee fii ci port autonome de Dakar. Abdourahmane Ly lu yemook ñaari milliards ci suñuy koppal banque mondiale daal di dugal nag lépp nag mu jagleel ko ngir gën a ñoŋal li nga xamante ne nag moo di wàllub wér-gu-yaram ñii di jigéen ñi tout tànk ak ñi nga xamante ne moo di njegemaar yi li ni mel nag di xibaar boo xamante ne mi ngi bawoo ci directeur général bu CMU moo di couverture maladie universelle loolee nag la ñu daal di xamle ci jamono ji nga xamante ni itam mi ngi doon amalub wërngal ca gox bu Sédhiou docteur Bokar Mamadou Daf moom nag itam daal di amal ci bokk ci ndaje bi nga xamante ne doon nañ ko amal ngir rek daal di saytu boobule projet tolluwaay bi itam ñu daal di koy xamle ak askan wi ci ndaje bi itam ñu nemmeeku si teewaayu suñu correspondant Sédhiou di Ousmane Demba. ndaje mi ak ñi yëngu ci ñeent fukk ak ñett mutuelle ñi nekk ca diwaanu Sédhiou tax na ñu wax bépp jafe-jafe projet bi jànkonteel Youssouf Diédhiou mi jiite kuréel bi indi na ci ay leeral. ñi cotiser bëriwuñu BSFI ak yooyu laago yi am carte d'égalité de chance ñoo gën a bëri si mutuelle de santé te ñoom seen xaalis nag si état du Sénégal lay jógee en termes de subvention te mënulu gaaw noonu comme cotisation
nga fekk waa ji mu jëndee posam jox la cotisation donc dañuy laaj mutuelle de santé mu faj après état bi remboursé loolu moo tax ici affaire bi soox. ca diiru ndaje mi docteur Bokar Mamadou Daaf nekk njiitu CMI rafetlu na taxawaay ñii di PCA yi nee na tamit Sédhiou bokk na ci projet bu bees war a saafara jafe-jafe yi néew di doole yi jànkonteel ci wàllum wérgu yaram. projet bi nga xam ni 2 milliards ak lu teg la dana permettre ñu enrôler jigéen ñu wéru yi ak xale yi nga xam ni amuñu juróom at dugal leen ci mutuelle yi. yéen a ngi fàttaliku ko ñoom dañu leen doon faj duñu fay maanaam pour xale yi mais ci centre de santé ak poste de santé yi la ñu yemoon suñu jëlee jigéen ñi aussi césarien rek la ñu amoon mais bii yoon danañ yaatal bi paquet bi maanaam jigéen bu wérul mun na ci def consultation prénatale mun na ci def bilan mun na ci def échographie mun nañ ko assister suy accoucher et cetera et cetera xale yi aussi suñu soxlaa hôpital mun nañ ci faju donc loolu day yaatal mbir mi am nañ yaakaar ni projet bu ni mel su ñëwee ci ñoom danañ ko jëlee ñaari loxo. ngir askan yi mën a jariñu bu baax projet bi DG bi ñaax na bu baax acteurs yi boole seen doole yi. Ousmane Demba ñu des ba tey ci wàllub wérgu yaram waxtaanee mbasuma coronavirus tolluwaayu feebar bi ci réewuk Sénégal ba sub tey nag xayma bi daal di fësal ne juróom-ñaar fukki doomi aadama ñoom ñoo génn tey amee doomu jàngoro bi di coronavirus ci test bi nga xam ne amal nañ ko ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn doomi aadama ñeent fukk ak juróom ñoo ci ay cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci bile doomu jàngoro juróom-benn fukk ak benn ñoo ci wér ñaar fukk ak benn ñoom nag ñoo ci ne ci sauvetage benn doomi aadama moom moo faatu ba sub démb yemook alxamis ci fi nga xamante ne moo di réewuk Sénégal loolu le nag yóbbu li mu doomi aadama yi nga xamante ne ñoom ñoo faatu ndax mbasuma coronavirus ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti doomi aadama jàpp leen ne ñaar téeméer ak benn jamono ji nag ñoom ñoo ne ci loxoy fajkat yi ci xibaar itam xam leen ne ilimaanu jawriñ bu réewuk Espagne mi ngi ci réewuk Sénégal gannaaw tukkib nemmeeku bi nga xamante ne amal na ko fi njiitu réew mi président de la république daal di dalal ki nga xamante ne moo di Pedro Sanchez ñu daal di waxtaane itam li nga xamante ne moo di Barça wala Barsak nees def nag ba daal di cee indi saafara ak pexe yi nga xamante ne ñaari réew yi teg nañ ko ngir taxawu ndawu Sénégal président de la république Macky Sall ñu teewlu ko ci micro Makhtar Nguera. L'Espagne et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. suñu diggante ñaari réew yi nag maanaam Sénégal ak Espagne mën nañu wax ne jàmm rek ak respect moo am suñu diggante ñun jox nañu cër waa Espagne tamit jox nañu cër loolu saa su ne sax dañu koy wan kon nag kiiti premier ministre bi su ñëwee seet suñu dañ koy rafetlu bu baax a baax liñ ci bëgg tamit mooy xool nu ñuy def ba voyage yi xam ne day warti am maanaam ndaw yi jóge ci réew mi te dem foofee ñu xool nuñ koy gën a organiser maanaam teg ko ci yoon ba ndaw yi suñuy dem du ñu nekk ñoo xam ne dañuy des ci biir géej gi ndax loolu day doon loo xam ne day dal lu bëri ay ndaw te loolu nekkul lu ñuy neex suñu gënaloon suñu ndaw yi suñuy dem dañuy jaar ci yoon yegg foofee def liggéey bi looloo tax sax man taxawal na ab task force boo xam ne moo nga ca jëwriñu ak yi ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi biir ministère de l'intérieur am nañ benn task force bu ñu fa def ñiiti waa ministère de la jeunesse ñoo ngi ci waa ministère de l'agriculture ñoo ngi ci ak yeneen jëwriñ yu bëree bëri boole naa leen foofee ngir ñu xool nan la ñuy organiser ndaw yi ba su fekkee ne jamono neex na waa Espagne bëgg ay ndaw yoo xam ne dañoo war a ñëw liggéey ci seen biir réew ñu xool nañ la ñuy def ba yóbbu fa ndaw yi suñu demee liggéey foofee suñu paree ak waa Espagne ñu mën a dellu soit ci biir réew mi suñu ñëwee fii nag ñun waa Sénégal ñu xool nañ leen war a mën a jàppale ndax jàpp naa ne loolu day taxaw seen koom-koom ñoom waa Espagne ndax soxla nañ ay nit yu leen di ñëw di liggéeyal waaye tamit dina taxaw suñu ndaw yi ngir ñu mën a am liggéey am tamit formation bi ci doy lenn tamit am na su fekkee ne waa Espagne seen institut bii ñu bëgg andi ci biir réew mi institut Cervantes ak seen chambre de commerce bi ñu fi bëgg ubbi suñ ko ubbee nekk na loo xam ne day gën a ñoŋal suñuy diggante gën a taxaw tamit lii di collaboration bi ñu am ñun ak ñoom. L'Institut Cervantes à Dakar va certainement y contribuer en intensifiant les échanges économiques, commerciaux, culturels entre les deux pays. Soxna Fall jaajëfal ko bu baax moo doon tekki kàddu président de la république Macky Sall ci kàllaamay wolof mbokk yi mu ngoog fi la ñuy yëkkatee jotaayu marax yi amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.